di leen wax ne dañ fee ñëw ngir jigéen ñi ndaxte depuis des années ñun benn commune bii lañ fi gis benn nit lañ fi gis changement lañu bëgg te changement bi ki ko mën a indi kenn la muy DG kon ñun ñi nga xamante ne ñooy ndaw ñi amuñu lu dul sunu carte te sunu carte mooy changer développement bi ci Koursaafi ndax Koursaafi la ñu wax te soxla nañu développement torop léegi ma damay naan ndaw ñi seen carte yéen a ko moom ñi nga xam ne jotu ñu woon na bindu ji tëjaguñu dem leen ngeen bindu ji ndax ku mel ne DG dëj yaa ngi koy gis xew yaa ngi koy gis social bi ci dëkk bi yaa ngi koy gis dara ñoru ko lu dul réussiru jeunesse bi ndaxte barki Dembo Ndiaye la dugg fii permanence jël xale yi nga xamante ne am nañu bac ñëpp jox leen ay prime donc kon kooku bëgg na li nga xamante ne mooy développement ndax na xale yi jàng la bëgg ndax réew mi ëllëg ndaw ñee koy yor kon nañu jàng ndax DG loolu la bëgg DG nag di la naan kontaan nañ ci yow lool bu soobee yàlla le soir du 26 incha allah ñun ak yow ba commune bi incha allah nga jël ko ñun ñëpp ñu ngi sa ginnaaw muy tey muy suba on est derrière toi jes yëpp jigéen mag ndaw jeunesse bi nag jot na ñu yeewu naxaate bi bari na lool nañ leen yeewu. gars yi l'heure c'est l'heure, appelez-leur c'est pas l'heure. L'heure c'est l'heure, appelez-leur c'est pas l'heure. Parce que li tax ma wax loolu il est temps xam nga lan moo tax ma ne il est temps ñun dañoo sonn dañoo tay fatigué nañu depuis fan la ñuy dem ñun xam nga lu may ñaan yàlla Mamadou Ndione le 23 janvier 2022 18h18 na fekk lépp leer 18h18 jóg leen 18h18 na fekk lépp leer balaa ñuy dugg jàkke ji di dem julli timis na lépp leer. wax bu jotee nag dañuy wax DG fii des fois da koy faral di wax responsabilité ma am ci politique ci sama parti moom amu ko ci parti bi. nañu waxee ni mot d'ordre bi lenn la jëli mairie bi par la force laxasaay la laaj ak détermination parce que man mii di wax ak yéen nii li responsabilité yi ma am ci politique dama liggéey ba am ko donc bu ñu amee koo xamante ni mu ngi ci parti am liggéey ba toolu ci yenn station yi suñu devoir moo ñu accompagner ko enjeu xam nañ ko enjeu yi boo gisee gën a gars yi di comploter di ay lead soi-disant leader de réunion di comploter au lieu ñuy wax nit ñi seen programme amuñu programme lu dul on va barrer la route à DG loolu programme la dañu waxante dëgg yàlla moo dogal Mamadou fu mu toll nii au delà de poste biñ ko jox département de Mbour yëpp parti bi mu yor li mu fiy liggéey c'est visible presse bi mën na ko seede il est le seul responsable boo xamante ne ji tous les jours yaa ngi koy gis muy défendre conviction am di défendre leader am loolu xam nañ ne fu mu jëm bu continuer nii bu continuer nii xam nañ fu mu jëm donc ñun doomu Saafeen ñi nga xam ne Mamadou suñu frère la suñu grand frère la suñu nijaay la ñun ñoo war nag ci ginnaawam wan waa département bi ne wan waa Sénégal lañ nous sommes derrière Mamadou Ndione pour mu gën a dem ca kaw. dama ne ñu newoon ci équipe bu 2002 te saafoon taxoon ñu dugg ci balaa mandat bay jeex ruus nañu kon ñi fi des kon seen bëgg-bëgg bopp moo leen fa téye ba léegi 19 ans man Assane suma taxawaay bi fii kontaan naa ci parce que dafa am mag ñu ne biir Ngam ñu yónni ndaw ci man ne leen dem leen laaj Assane ndax dëgg moo du la àndal ñu ngi fii Ngam ay kilifa lañ fi ma di leen firndeel ñoom ñooñu ne
Assane ak Modou ànd na yàgg na parce que sawaay man jas gi laa jànge deuxième promotion école primaire jas man ci laa bokk en 1957 bi xalifa di gaañu fekk ñun ñoo ngi fii ci kuuru école bi kon judduwuma biig judduwuma tey ci suba kon bu ma ñëwee taxaw seen biir wan ngeen xam ne góor gële li ko tax a jóg fulla la te moo gën ci saafeen we min hay tox na njiriñ saafeen ngrasiɗa hotɓoyi addinogra rasiɗiɗe ɗan min ɗi hunna de nik ne ini ngoo keexne ma waɗi saafeen ɗa suma xol sedd na xam ngeen ni tax dama analyser li fi wax yëpp bi jigéen ñi waxee ba jeexal jeunesse féminine yi wax ba jeexal góor ñi wax Pape Malick wax daa def analyse ma ne man nag wax dëgg yàlla la góor ga waxoon nee na bu ma deewoon tey it ma tàlli Cheikh Diouf mii nekk maire tey waajuram bu jigéen Seynabou Diam góor gi Souley Ciss moo ko yar ba mu nekkee njagamaar ba ñu ko waajuram gisee kon ñooñu ñooy samay mbokk axan Alsamba sama nijaay la mais mbir mi du nijaay du maam du bàjjen man maa jër sama choix fekk Mamadou Dione nekkagul directeur u COSEC bi may ñëw ci moom kenn ñëw ma ne kii mooy sama choix coono bi ñu daloon 2014 ñu nekk njeefuñ di war a ànduñu bi ka Alsamba déggee dafa ne gars yi comme que ànduñu gagné naa leen ñun ñooñu àndul woon ñoo ànd tey nekk ci ginnaaw Mamadou Dione yàlla baax na ba nga am teel naa ñëw ci moom dama wax sànq ne dama cee bokkul wala dañu maa fàtte ñu ne ma kenn fàttewuma loolu moo waral ma ñëw fi moo tax ma ne on va gagner ces élections très largement te ba ñu ko waxee ci la gars yi commencé ragal a wax ne ay candidat lañ Pape li tax ba gars yi wax guñ ne candidat lañ parce que dafa am candidat ak dida amul candidat moo am candidat wax nga sànq réunion yi am wax nga sànq kurkuri yi am waaw koo xamante ne nekk goo maire ay nit di réunion naan nañ ko barrer la route parce que xam nañu il est sur la route la kilifa nga waxoon rek taalibe ba mu ne ko nag dama bëgg nga yóbbu ma aljana mu ne ko naa la fekk ci yoon bi rek li ma bëgg a wax mooy wiiri wiiri jaari ndaari kon njëkkee ndaari noppalu la jeunesse est avec nous. Pourquoi la jeunesse est avec nous? Parce que Assane wax na ko sànq xale yi ñooñu gën a yeewu c'est des jeunes yoo xamante ne jeunes Koursaafi majoritairement c'est des jeunes yoo xamante ne dañu xam dañu ràññee jigéen ñi ñun la ñu àndal mag ñi surtout mag même ginaar yi ñun la ñu àndal gis leen ñu ngi nii fekkee meeting bi jëlal leen ma ginaar yi ñu ngi ci meeting bi jël leen ginaar yi waay ma ne mag ñi magu saafeen yi magu saafeen boo dajal mu ne la ndeng nduka yëpp kori ndeng nduka magu saafeen yi dañu ànd ak ñun ci zahir ak baatin kon loolu moo tax au-delà de mag ñi même xale yu ndaw yi ngeen di gis xale yi ngeen gis nga xamante ne amaguñu l'âge de voter bu oto bi rombee dañuy xàmmee oto bi dañ lay dab ne la may ma bal wala defal ma lii wala ñoo naan la Mamadou Dione nii jaay pour wax lan pour wax ne Diass est dans la poche de cette grande coalition boo gisee gars yi amatuñu lay mais toujours nag dinañu am seeni pexe ak seeni sos pour jéem a jaxase nit ñi ak population yi mais question bu simple est-ce que d'accord ngeen ci ni ñuy gérer commune Diass ku ci d'accordul fii ngay jëm si beneen question bi est-ce que wóolu ngeen ñii ànd bu dee wóolu ngeen leen di ngeen ñëw beneen question bi est-ce que rafet ngeen njort ne Mamadou mën na coordonner équipe bi bu dee rafet ngeen ci njort mën na nekk ndax Mamadou à l'âge de 35 ans ci la diriger benn service benn département bu 125 CDI te ñii ay kilifa lañ ni ñuy liggéeyee ci coalition bi junj doy na borom xel on travaille ensemble moo tax ci inscription yi dañu dem ci quartier yi ci village yi
ci kër yi ci néeg yi dem luqati xale yi inscrire leen gars yi ba ñu gisee loolu am na ci ñu salit ngaam bii li fi inscrit ci ay xale kenn xamul nu mu toll loolu moo am fépp ba tax na maa ngi remercier la jeunesse surtout la jeunesse de Ngam am na lu ASC bi bëggoon organiser ba nu yëgee ne lii am na par élégance et par courtoisie ñu reporter li ñu doon def munoon na leen ci bañ a fekk mais dama leen ciy gërëm te xam naa ne mbokk moo tax avant tout moo tax dama leen di gërëm di leen sant di gërëm ñi fi jël kàddu ñëpp di leen wax lenn lu gàtt fii ak le 23 janvier 140 jours moo ci des 140 jours 18h18 comme ni ko Souleymane waxee 140 jours 18h18 Abdourahmane nee na 15h mu pare taxali ko gars yi mais gars yi déjà taxalikoog nañ ñoom bu yàgg gars yi bu ñuy seen suñuy ndong la ñuy seen parce que xam ne ñu ngi seen kanam li ki des nag mooy fair play mooy coalition bi tëjuwul kuy ñëw guddi ñëwal kuy ñëw bëccëg ñëwal kuy ñëw njolloor ñëwal boo ñëwee dinañ la ubbil nga dugg waaye nag train la ñu yor bu ñu ñëwee ci gaar bi dinañ taxaw continuer dem suñu yor loolu laa ne naa ko wax li ki des nag la ñu nammal dëkk bi xam ngeen ko la ñu mënal dëkk bi xam ngeen ko jot ngeen ñam ci lanu nammal dëkk bi avant ñu jël mairie bi bu ñu jëlee mairie bi day gën a yomb parce que on a géré des choses beaucoup plus importantes qu'une commune à l'âge de 35 ans maa ngi géré un département qui représentait 1/3 du chiffre d'affaires de la multinationale bi ma nekkoon ma jógee fay géré yeneen ba ni may géré COSEC moo ëpp importance en termes de capacité de gestion requise qu'une mairie je pense que donc bu ñu ñëwee ne dañuy soxla mairie Diass du leneen lu dul pour liggéey te ñun ñii ñëpp nag dañu bokk daje ci loolu léeg-léeg nit bañ a yéex a ñëw nit mën na yéex a ñëw parce que defe ne affaire yi waxaale la ku dem marché di waxaale sa dépense matul ku dem marché di waxaale dépense ba nga yóbbaale matul ñii dañuy yor lu mat sëkk yor ay base yor ay électeurs ay nit nangul leen moo tax ba nu ñëwee dañ ne waxaale ñu Mamadou dañ ñëw ànd sans condition waaye nit koo xamante ne Mamadou bu defoon nag yow élection sa biir kër gañe la Mamadou bu defoon nag yow élection sa biir néeg gañe la ba Mamadou sa jëkkër ak sa jabar Mamadou la ñuy votal kooku bu ko neexee mu taxaw fa lay di jéem a def ay stratégie pour jéem a waxaale nañu ubbi nañ suñu coalition te incha allahu li ci des rawul li ci kanam rawul bët yàlla dina def li gën te yaakaar nañ ne li gën mooy le choix de cette coalition bi nga xamante ne mën na conduire les destinées de cette localité asalaamualeykum wa chetttt mais yow sawaay yow fu ñu la fekk yaa ngi ci kanamu ordinateur bi wala sa kanamu tablette ba sa téléphone portable lu xew mais damay lire ay information waaw xoolal boo bëgg am ay information yu leer nañ et en temps réel duggal ci www.senegal7.com ay information yu wóor man de maa ngi application Sénégal 7 lépp lu xew dama koy jot ci sama téléphone ci tàng bi te nag application Sénégal 7 am ko yomb na da ngay dugg ci Play Store wala Apple Store nga télécharge ko rek xam li xew ci réew mi ak la xew ci bitim réew te nag dara du la ci umpu. Vous voulez des informations en temps réel? Cliquez sur www.senegal7.com. Sénégal 7, le roi de l'information en temps réel.